waaw kon kay dañ la comploté arbitre yeeg ardo beeg. loolu moo am ci biir stade bi. complot bi. loolu moom moo am ci biir stade daf ci feeñ ba Sénégal ñëpp xam ne lii feeñ na. ku ne nii rek ñu exécuté bu arbitre bi waxee ardo exécuté. non ba dem ba ci image du jour. dañ la yóbbu image du jour. moom la ñu yóbbu image du jour. kan tey dañ ne. ardo waaw dañ ne waaw ardo la ñu yóbbu image du jour. dinañu wane image boobu. dañ ne ardo moom mooy 5e arbitre boo xamante ne moom mooy joxe décision. ku gaañoo ku gaañuwul ah ardo di def geste yooyu noonu ba pare ñu ne moom mooy faj nit ki mu retourne encore di ma faj. est-ce que te kooku muy faj noonu. kee la gën a bëgg ki muy faj. est-ce que ardo tamit nekkul ne dafa tàmm toog ci combat rek jàkkaarloo. déedéet parce que muy kii. loolu amul musul am man ma dalee seetaan ba léegi musul ma gis ardo di bouger fenn. amul droit sax même bu fekkoon dafa far sax amul droit sax dafa yenn yi. kenn xamul fu mu féetee man daal làmb ji daal dafa mel nii day yàqu ji de lii may gis nii. buñ ci bàyyi lu ci dugal yenn yi moom day yàqu ji moom. te waxoon naa ko fi te man samay wax da ngay dawal ay at. loolu di ñëw di répété wu. kon lii da nga ko yàgg seetlu. si du rek ci combat ak Modou Lo bi wala combat bu njëkk bi nga njëkk a def ak moom aussi c'était la même chose. loolu bien que yàgg na c'était en 2011. waaw loolu moom mooy répété waat di ñëwaat xam nga dama ne woon bu ñu bàyyiwul li ñu def day yàqu boobu nit ñi commentaire ñu ci woon. léegi boo duggee ci site yi combat bi li ñu ci commentaire mu ëpp ko bu ñu ci commentaire bu njëkk ba. parce que nit ñëpp dañoo xam ne injustice bi ñuy def ci kaw la dëgg ni mu c'était pas bien. bien que yaa ngi wax injustice mais Modou Lo bi mu demee moom aussi toog ci plateau ñoom Bécaye Mbaye dafa préciser quand même. lan moo tax arbitre bi jox ko victoire bi parce que nee na bëriwoo. bi war bëriwoo. da nga daw carrément action yi fa am man de nañ seetaan bu fekkee ne bëri naa nit ñi xam nañ bu fekkee ne bëriwuma nit ñi xam nañ. ci cadre boobu noonu ban fan lan nga ci lan moo tax nga firndeel ne yow carrément que bëri nga. parce que tamit nit yi benn rek lañ gis benn action lañ gis bu la. mooy def mooy action bi nga xam ne jël nga tànk Modou Lo bi ka fat daw ak moom. après affaire bi kii rek nga bàyyi. dafa yomb tamit. léegi Modou la fa def dawul na ma këfat moom tam benn yoon la ko def. mais yow sa stratégie ñëpp xam nañ la. waaw sa stratégie mooy da ngay taxaw. di léewtoo bu dul jeex doo actionné. pourquoi man maay nit ki nga xamante ne lu leer moom mooy tax a dem lu leerul du ma tax a dem du ma nekk ci bésu président de la république ma ñëw di ko coroxe du ma ko def. est-ce que tamit da ngaa ñàkk fit rek. ñàkk fit. waaw ku ñàkk fit dina bëree bu daan ay ñoom Yékini daan keneen ak keneen ak keneen. nga ne ko dafa ñàkk fit. waaw c'est vrai que daan bi nga daan Yékini. rafet na lool. waaw mais est-ce que boobu du woon ab tarxiis rek. ban tarxiis ku tarxiis boo xool na koy xàmmee. lag li ngay attaqué bëri pourtant moom ba muy bëree Gris Bordeaux tarxiisul loolu. mais loo non defal naa dañuy waxtaan rek. mais quand même lu non may ma ñëw da nga indi contre Yékini nga ne. dama tarxiis ma ne la. contre moom. ak Gris Bordeaux. loolu tarxiis. contre. moo Gris Bordeaux. Modou Lo Gris Bordeaux da nga xam ne Modou Lo dafa. boo nee la dëgër de liggéey ñëpp daw Yékini. moom mu ñëw jàpp ko daan ko jël boo xamante ne kenn mësu ko am ci arène bi. daan ba pare taxoo suuf. daan bi set na. daan bu leer nañ. moo tax ma laaj la ñu ne ndax am non ay am na loo xam ne jarul sax di nekk. mais Lac de Guiers lii yóbbante àdduna bi yëpp la. bi ma nee leen de sorti laay dem ak Lac de Guiers ñëpp nee nañ ma benn question bi nga xam ne war nga koo posé te boo ko posé wu rëcc moom mooy Lac de Guiers day daw. combat am yëpp day daw. moom day taxaw di léewtoo ba gis. adversaire am na fenn fu mu rëqee rek mu profité de l'occasion daan ko. waaw mooy li ma la wax rek gis nga làmb. calcul da cee baax. mais sa calcul tamit ëpp na. mais c'est normal képp koo gis ne calculé dañ koy daan ji lu bëri mbir yi ci calculé wul yëpp tey moom mi nga xam ne moom noonu bu calculé wul billaahi day daanu. moom lépp lu muy daane day calculé contre moom ak Eumeu Sène a ngi fi dafa calculé ba am lu mu bëgg keneen ak keneen kon donc képp koo xam ne calculé wul da ngay daanu par force. est-ce que du calcul boobu moo tax sax Modou Lo nii dafa sentir ne ci seen biir combat yow da nga ragaloon. man ma ragal Modou Lo. mais loolu la wax kon nag naa bàyyi làmb nag léegi. mais loolu la wax de. ma ne naa bàyyi làmb dafa sentir ci seen jàppante ngeen bi yow da nga ragaloon. man dama ragal. waaw Modou Lo moom mooy ragal boppam bu ndaw boobu moom mooy ragal nga naan la dëgër moom moo ragal waaye yow bàyyi ma waay. ne Modou Lo boobu dafa ndaw.
waaye yow boobu mel ni kur feñ nga naa may kii nga naa may. d'accord dof noonu. dinañ ci dikk mais lan moo tax quand même yow nga ne sa stratégie mooy taxaw di temp di xaar est-ce que tamit loolu. jëmal na kër. waaw dama lay laaj dina fe ba nga ma xamee ba léegi teg leen samay combat. ba ngeen ma xamee ba léegi ndax man mos naa changer stratégie. mais tamit nag dëggee tamit foog ñu waxtaan daal mënoo fee toog. naan yow mbër nga dangaa am fit dangaa toll si taxale bu ndaw nga te doo attaqué doo jéem a def dara dangay taxaw nii rek. waaye ban combat nga gis ne man ban combat nga gis xaw a tar gis nga xaw ko mbas. waxuma la ban combat nga mës a gis ne man attaqué wu ma. yow. waaw. sa combat yi may seetaan de yàgg naa seetaan say combat. déedéet kon yow ba nga ma commencé seetaan dafa mel ne yow ci 2017 bi nga ma commencé. seetaan ci àdduna bu ko waxati. dañ nga ma commencé seetaan yàgg naa la seetaan. man ci claf bu ma dugg ñëpp maa leen song. waaw claf moom dégg naa ci. mu ngi noonu. say kon jaloore donc yow fekkee woo samay jaloore ñoom buñ ko génnee teg ko dañ xam la de guerre moom mooy kan réellement. sa digganteeg Papa Sow da nga doon rasu rek. sama diggante Papa Sow. waaw. yow sama diggante Papa Sow yéen xanaa yéen kooku est-ce que mbër la sax kooku ah kooku du mbër ku toll nii. pig kooku mi du mbër waaw. dafa ndawoon trop ci sa bët. non man koŋ-koŋ du ma daan. mais man mënuma comprendre par exemple sa digganteeg Modou Lo yow Modou Lo visiblement ñi toog ci seen télé di leen seetaan bu ñu xoolee rek dañ naan xamul dara quoi danaan ah waaye kii da koy daan waaye. parce que da nga ko ëppoon trop ci combat bi. waaw nit ñi mën nañu wax wala loolu Modou Lo moom mais jàll bu ñu njàngoo déglu daa ndaw waaye day. non déedéet xanaa xam nga Modou Lo moom xamala moom balaa moo bëri ah nga daw sonk mu def grimace daw dugg génn jaxase la ak àdduna. jaxase la ak àdduna moom noonu lay bëri dugg génn bàyyi loxoom dugg génn ñu ne ah Modou bëri na. cëppi taxaw fii génn fële taxaw fële nga ne ah kii de tey moo rey nit ki. fekk fan nga gisee mës a gisee Modou Lo daw ñëw songu nit jël tàngam. waaw mais au moins moom mu ngi cëppi. mu ngi cëppi mais yow da nga cëppi mais man du ma golo. nu muy lekk du ma golo nit laa damay taxaw benn place bëri ak yow dal ci mais moom nag cëppi-cëppeem yooyu moom la jik maanaam yow daal bëri bu am classe ngay def toog doo non pas ay bëri takk doo salté doo kii. du question bëri yu am classe gis nga ma wax la benn affaire man sama combat ak Eumeu Sène bi sama tuñ bi dafa xar ba su ma defee nii sama làmmiñ day génn ci suuf. mais ñëpp xam ne xaar ma ñëw ñëpp xam ne combat Eumeu Sène c'est toujours comme ça xadar lay demee. waaw mais noonu la moo tax ma ne leen. moom gañ perte lay non boo nee ragal dina ma xaw a jaaxal trop mais ñi nekk ci làmb yëpp mbëri nga xamante ñoom ñoo war a dajal ak la dëgg numéro 2. am na ñu bëri xam ne dañuy tegg la dëgg 2. parce que xam nañu bu ñu dajee ak man dinañ xeex dinañ bëri mais nañ dem ba ci kanam yàggatul dara. waaw. yàggatul dara en tout cas dinaa leen wax benn affaire lu làmb laaj. léegi xam naa léegi damaa xam. ne ma ñëw damaa xam léegi. lu làmb laaj. lan la làmb laaj. li làmb laaj dinaa ko def. te dinaa dem. dinaa ñëwaat te li mu laaj dinaa ko def te bés bu ma amaatee beneen mbër. dina xam ne daj na la déggee numéro 2. lu mu laaj ne dinaa ko def ci làmb. li làmb parce que laaj xaw ma woon ne. ñii la làmb di doxee. li làmb laaj mooy lan dafa am ay. non loolu ñun la conseil li may wax nii mbëri dinañ ko xam bu baax. mystiquement dañ la jàpp. non déggu li ma la wax dama ne. du question man mystiquement bu ma ci jàppee dina ma jaaxal trop mais dama ne. léegi làmb. kon la moo tax nga ne làmb dafa am lu muy laaj loolu moo ma jaaxal. parce que milieu seytaane la il faut nga ànd ak ñoom doon seytaane te bés bii nii li muy laaj dinaa ko def li bés bu ma matee combat. dinaa dem dinaa ñëwaat te li mu laaj lépp dinaa ko def dootuma mayete lu toll nii. kenn lépp laay fat. mais est-ce que tamit stratégie bi nga taxaw kemp ci ni doo ci jóge. boo ko continuer di nga am adversaire. moo tax ma ne la ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat. léegi kon da ngay stand by. déedéet loolu du ma ci wax kenn dara ñu ngi dem ñu ñëw dinañ dajawaat làmb ji li ma ci moom. dama ko jël li ma ci moom dinaa ko jël par force. mais nag da nga ne ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat. waaw maanaam da ngay am benn pause. non parce que ndax boobu bi Balla Gaye waxee ne ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat. non man toog na ñëwul. non waxuma la li Balla Gaye wax waxuma loolu de. dama ne la. nit boo jógee ci combat di nga préparé wu waat. waaw xam la jugaat ci sa bopp. mais xanaa ñaanoo yàlla defaat année blanche. non déggu li ma la wax yow nag ni nga may corxee daa métti dama ne. corxo dama lay laaj rek ay question waaw da ngay def ndànk. laaj la tontu. non dafa nga def mais laaj bi nag day ànd ak dal parce que nit ñi dañuy déglu. mais mënoo floré dara. waaw mu nekk benn mbir bu am solo. waaw te ma pointé il faut tamit nga leeral. waaw maa ngi ñëw. voilà maa ngi ñëw demal nit bu jugee ci combat xam la mu am nu mu fa demee
maanaam décision arbitrage jël ko jox ko nit ki boo génnee ci combat boobu di nga dem defaraat sa yaram waaw wala déet. boo demee defaraat sa yaram di nga ñëwaat te dem ñoom li ñuy bañ. day nekk sama loxo par force ci kàttanu yàlla. lan la ñuy bañ. li ñuy bañ laa wax ñoom. li ñuy bañ nee nañ Lac de Guiers numéro 2. du téye làmb ji te fii laa leen ko waxee. dinaa ko téye mu neex leen mu naqari leen bu ñu sonal sax seen bopp. kon da nga bëgg wax ne Lac de Guiers 2 tôt ou tard roi des arènes. dinaa ko téye di ci kàttanu yàlla. ci loxo kan wax na la jëlee. xaw ma yàlla rek moom moo xam. mais ñëpp nee nañ ak défaite bii nii defoo échelle de. defoo échelon donc boo leen taxee def ma échelle man dina ma jaaxal lan ana défaite fii décision arbitrage. kon daanu la Modou Lo daanu la. ba ma daan ma laal suuf. kon yow considéré woo daan bi. lii mooy daan décision arbitrage yëkkati sa loxo ah victoire kolo yàlla na ko jig de en tout cas. kon victoire bi du ko jig. non waxumal du ko jig de man kenn du ma dugal dama ne. victoire kolo yàlla na ko jig. ay victoire kolo mooy taf yëngal rek bu ñu comploté jox ko. yaa ko wax waxuma ko de yaa ko wax. ak wax loo. yaa ko wax de. yow yaa ne victoire kolo. maanaam dañ koo taf yëngal. koo xamante dañ ko tëñëx ñu ne combat ak ñu ne ko am. wax yow yaa wax loolu. wax nga ko la yow yaa ko wax léegi Lac daal wax nga ko. je rappelle que yéen a ngi ci seen émission sortie tey nag ñëw dalal ki li nga xam ne moom moo di Lac de Guiers 2. li ñuy waxtaanee ba tey bokk na ci combat bi ak lépp lu jëm ci wàllu carrière am Lac de Guiers ñu continuer ba tey ci combat bi après combat bi dégg nañ ci wax yu bëri. waaw c'est normal parce que il faut ñu dégg ci wax yu bëri. Lac de Guiers kenn xamee wala woon ay wax nag parce que da nga nekk mbër boo xamante ne nii. macha allah da nga xawoon discret. wuy ma waaw danaa wax nag. lu tax nga wax. parce que wax dafa jot. parce que nit ki doo toog fi ruq rek ñu lay téye dina dagg rek. trop c'est trop dama sonn. da nga sës. non parce que ñoom niñ may def moo dul yoon dama am ay nit dama am ay supporters yoo xam dañuy bëggal Lac de Guiers numéro 2 kon donc bu ñu jël toor bi di ko teg sama kaw du ma ko nangu je ne le ferai jamais damay bañ. Lac de Guiers ñoom daal en tout cas daal. leen daal xam naa ko de. du ma leen may ñaar dërëm léegi. du leen may ñaar dërëm dinañ dugg après xam naa ne waxu CNG yooyu yëpp dinañ ci dugg ak liñ la dagg dégg nañ la plus de 7 millions. bul fàtte 40 000 yi. 7 millions 40 000 lan la dagg. waaw. yooyu fan lañ ko teg ana xaalis boobu noonu man laaj ñeneen la man daal safurla en tout cas daal du ma leen ko baal loolu moom ba mukk ku ko ci lekk ba ñuy sàngoo suuf ku ci lekk duma ko baal ku ci lekk dërëm 40 000 dafa bëri léegi ma ku ci lekk dërëm barki Seydina Muhammad yal na ma yàlla àtteeg yow barki alxuraan déggul ma la chaque jour que jëfe dinaa leen ko wax du ma leen ko baal léegi nag trop c'est trop comme ñoom dañoo jóg bëgg ma jàppee benn mbaam du ma ko nangu def ma li may def ci biir stade bi àdduna bi yëpp teg seen bët ñu retourné waat encore daggaat ma xaalis bu toll noonu du ma leen ko baal ba ñuy sàngoo suuf ku ci lekk dërëm yàlla na ma yàlla àtteeg yow sama combat ñaata kii la ñaata la def na 1 an 3 mois mu metti trop ci man ma koy dund mu metti trop amul kenn ku yëkkati alalam yëkkati jox ma. te teg ci ñu aj ko encore. xam nga la aj ko ñaata yoon lañ ko aj. ah jour ko bañ ne suba la combat bi ak li ma financé yëpp gan yi nga xam dañoo jóge fu nekk ma dund loolu lépp ma géré ñi ñoo amul lu ñuy def bésu combat bi ci benn tàkkusaan diggante 5 heures ba presque 8 heures ñu dagg ma 7 millions 40 000. du ma leen ko ci lekk dërëm bu ndaw. ah yàlla na ma yàlla àtteeg yow ba du ma leen ko baal nag ba seen biir bàmmeel du ma leen ko baal. billaahi du ma leen ko baal. kon xanaa du loolu moom moo tax nga ne yow da nga doon bëreeg sax ba bëreeg gouvernement. non boo déggee ma ne gars yi dañ naan gouvernement man waxuma gouvernement bu maanaam état waxuma loolu dama ne gouvernement làmb ji. ah d'accord maanaam loolu il faut nga leeral ko. man wax naa ko. parce que xam nga moo tax. bañ fiy ko bind dañu journaliste yi bañ fiy ñëw fii di wax dama leen gouvernement làmb ji laa doon bëreel ñoom ñu jël ko yaatal ko def ko gouvernement kan moo mën a xeex ak gouvernement bu mag bi kan moo ko mën a xeex ak moom. ñu jël ko takkal sama jër. loolu ko mal entendu la. ñoom ba ma leen koy wax sam benn xarit mu ngi leen koy wax ne leen yéen ki ñu naan Massar. fi muy la dëkk. mu ne la dëgg li mu leen wax lépp dégg nañ ko gouvernement làmb ji. ñoom ñu dem bind gouvernement bu mag bi. kon dañ laa xoolal lool rek dafa ñaaw ah man
man ñi ngànk lamb laa waxuma ñi nga xamante ne tey moom mooy kan ba mën a ban doomu aadama moom moo mën a taxaw naan da ngay xeex ak gouvernement bu mag bi ban doomu aadama ku ko ci def da ngay xaru. man du ma ko def loolu ñu taxaw ñu def ma lu mel noonu ñaaw na trop. mais journalistes yi nañu wàññi tuuti ñu tilimal sama image nii dama doomu sénégalais laa fii laa juddoo mais nañ bàyyi di tilimal sama image rafetul dafa metti samay nit partout ñu may woo téléphone naa ma ne leen wallaahi yàlla bi ma tiim bu fekkee wax naa loolu yàlla naa gën a yées. mais est-ce que am nga cellule de communication boo xam ne moom mooy taxaw quand même di la wax lan nga war a def parce que mënoo nekk mbër ak sa popularité ni mu toll. ak ni la ciy xamee ngay génn di wax du n'importe quoi ñu koy traité du n'importe quoi est-ce que am nga ñoo xam ne ni nekk nañ sa wet di la wax lak lii nga war a wax lii bu ko wax. si am naa ko mais jour boobu ba may wax ak ñoom. wax yu leer nañ la. ñoo ko interprété rek. waaw ñoom ñoo jël yóbbu ko foofu taqale ko ba mu jékka noonu jox ko waa gouvernement bi. mais duma leen ko baal xaw ma kan moo bind loolu mais ñu toog fi ñoom ñëpp bu toog fii mais ku ko bind duma ko baal. yàlla na ma yàlla àtteeg moom loolu daal laa mën a wax. yow est-ce que Lac de Guiers des fois boo toogee doo mere sa bopp tuuti ni combat bi demee nga wax ci nit yi nag ngay wax ne dañ la comploter mais yow nga toog def benn rétrospection ne man dama mere sama bopp. mere sama bopp comme nan man mun maa mere sama bopp. parce que def naa fi lu nekk man maa fi gën a néew defet waaw damay sant yàlla baax a baax au contraire man maa ci gën a néew defet ci mbër yi. waaw sa palmarès moom. waaw kon donc man nu may meree sama bopp. ci combat takkusaan bu nekk indi naa ko fi. ci sa combat sa diggante ak Modou Lo amoo dara loo ciy regretté. lan laa ciy regretté bu fekkoon daf ma jàpp ne ma wëlbët gën ci suuf dinaa am na ma met trop mais nii. décision arbitrage. non loolu mënumaa metti ci kanam. ñi commenté ci site internet yi yëpp ci sa sortie yi nga mujjee def dañu nekk yow t'es un mauvais perdant. c'est normal loolu lañ mën a wax ba ma daanee yëgati bi lan la ñu fi wax ku nekk ak sa gis-gis ku nekk am nga droit wax lu la neex mais man xam naa je ne suis pas un mauvais perdant man je suis un gagneur ñoom ñëpp tant qu'ils sont ñoom ñëpp ñoo taxawoon fii ba ma daanee fii Papa Sow ñu tagg samay juróom-ñaari maam ñu ma ñëw daan yëgati ñu ne mooma kon donc tey ñoom ñoo retourné waat encore waxaat lii man dinañ ma jaaxal ñoom dinañ ma jaaxal trop mais lii mënuma yëngal sama mayen déedéet dinaa dem ak sama xel xam ne kat lii ñuy wax nii xam naa ne nekkul ci man samay supporters xam nañ ne nekkul ci man. ak lépp li nga daj ci combat bi ci li nga wax yëpp nga daj ko ci sa diggante ak Modou Lo est-ce que pare nga tamit à affronter Modou Lo pour une troisième fois. na jaar yoonam ma jaar sama yoon. tôt ou tard en tant que mu ngi ci làmb ji dinañ dañawaat. kon doy la goo. ndax am doy na déglu man xam nga fan laay xamee ne Modou Lo ñu ne moomu mën. mu jàpp na ma coppet teg ma ci suuf boobaa dinaa pare ci ay mbiram. tant que daanewu la rek yow doo. déglu ma la wax boola man tant que daanu ma ko moom. waaye tamit bu yàggee ngeen soof yee ñaar li ngeen di daje. parce que xam nga lan moo tax. ñun ñaar bu ñu bëree xam la dañuy calculer moo tax nit ñi dañuy yaakaar ne ñun ñaar bëriwuñu dañuy bëri ñu ngi bëri de. nit ñi ñoo xamul peut-être ñiy seetaan dañuy taxaw ne ñii bëreewuñu. yéen ñaa ñëpp seen xel yi dañoo muus da ngeen a ñor. ba mu ëpp laa la wax yéen Modou Lo deful de. xam na bu baax kuy Lac de Guiers numéro 2. buy bëriwul la ngopp calculé wul wallaay day daanu. ah bon léegi bu ñu jógee ci loolu noonu Lac de Guiers la moo nekk ci kanamam. lu nekk sama kanam. ah xanaa waaj rek. nekkaat préparé dinañ noppalu quelque temps parce que 1 an 3 mois moom dafa bari dinañ noppalu bu ñu noppaloo préparé waat xaaraat yeneen combat yi nekkaat ci kanamam parce que bu ma taxawee daan diw ak diw dina xaw a soof. nit yi nee nañ Tapha Tine nga fi mën a am. kan Tapha Tine. man nekk ma fii di cité mbër de. kan moo nekk sa xel. bu bëri yëpp ñu nekk sama xel. mais instant bi war nga mën a xam ne kii adversaire potentiel la bu Lac 2 nga di ko xalaat. wala nga rêvé bu mbëre kooku. du ma fi cité du ma cité turu mbër mbëri dañoo xaw a doy waar. maanaam. boo leen waxee ne leen kii moo nekk sama xel day yaakaar da nga koy préparé. mais en tout cas ñoom ñëpp lay préparé tant qu'ils sont. ñoom ñëpp. di waajalaat. bu baax. di dawaat complot yi. dootuma daalaat moom.
nañu xam ne man complot gi benn ñu la complot du la dalaat. boo may nax benn yoon nga may nax wala ñaari yoon wala dootu ñett li am nii. dootuma dalaat de dinaa jël samay matuwaay sur tous les plans nag ci plan communication bi. xam nga la ci plan lamb ji ci lépp dootuma leen may ñaar dërëm. est-ce que sa promoteur bii nii la tëggaloon ba nga jàpp ne yow daf la xeex promoteur boobu bu la ñëwaatee di la encaissé waat di nga nangu. moom damay liggéey. man damay liggéey de. liggéey moom bàyyi ci làmb ji nañu ñëw ku ñëw rek maa ngi fi. ku ñëw rek yaa ngi fi. Lac 2 ci sa biir nekk ci làmb ji ban moment nga ci dund lu la nakari. comme fan. maanaam sa carrière ci làmb gi yépp lan nga ci mën a dund mu la nakari xam naa ne comploté gi ñu la comploté ren moom nakari na la trop. non trop sax bii moom bii passé nii moom. ba ma dalee bëri ba léegi te ñaar yëpp ci la ma dal mooy combat moom la bu njëkk ba ak bii te heure bu ñu defee lool rek du ñu am lu leen neex dañuy yaakaar na daan te duma daan man ki may daan. da ngay am ñaari waajur di julli waxtu yu juróom ñi may entraîné. am ñaanu kilifa yu dëgg. maanaam ku ndaw du la daan. falaayam. ku ndaw du la daan. falaayam. bu ñu jógee ci loolu ci sa vie privée lan nga ci am lu la naqari loo xamante ne nii doo ko fàtte na nga wax ci ñu ci loolu lépp. vie privée. sama vie privée man la concerne du ma ci wax kenn dara. Lac 2 am nga jabar. loolu tam du ma ci wax kenn dara. waaye Lac 2 nag est-ce que am nga soxna. du ma ci wax kenn dara. gisuñu fi ku fi daagu de kan moo fi mu la wax ndax Lac 2 am na soxna. loolu man la concerné am naa awma. mais du ma ci wax kenn dara. mais en tout cas am na ñoo xamante ne xam nañ lu xew. te samay xaritu journaliste lañ mais du ma ci wax. say xaritu journaliste. lan lañ la xamal. non loolu sama diggante ak ñoom la. da ngay wàcc takk journaliste. non waxuma la déglu ma. non man waxuma la journaliste. ñooñu ay góor lañ. ay xarit dañuy préciser. parce que da ngay waxi jigéen nga tudd journaliste ma teg la da ngay waaj sama xarit journaliste yu góor laa la wax. sa xarit journaliste góor xam nañ fi ngay labat. xam nañ sama diggante. mu fa demee lépp. da ngay labat. non waxuma la may labat de. ba kon léegi amoo dara préciser nga merci. ma ne Lac amul du ma wax dara. li nga bëgg du ma la ci fekk si. du ma wax kenn dara. maa ngi soog a comprendre lan moo tax Abdoulaye boobu naan. il faut nga kii benn journaliste bu lekk wala. mu ne il faut ma naan. nee na boo takkee rek am fit. astafurlah mu nu mu tudd. Abdoulaye Bob te nee na pare na pour encaisser la. nee na daf laa xool jàngal la moom pare ngeen pour bëri yee ñaar Abdoulaye Bob journaliste la war faj bi nee na moo la yóbbante boobu sa mbokk la. mais Abdoulaye boobu moom day mbalak. day mbalak day mbalak. waaw kon xam naa ne kon jabar bokk na ci. foo nga takk nag foo takkee di nga am. non déggu li ma la wax déggu li ma la wax du ma fi nekk di expliquer na dara am naa woo aw ma woo du ma leen ci wax dara. amoo dara ci xam dara. amoo dara. bu la neexee mën nga wax loolu. xale jigéen yi bëgg. Lac de Guiers takk ngeen te Lac de Guiers nag. xale jigéen yi da ngaa jantal ku fi ñëw di nga am problème de. loolu leer la xale jigéen yi Lac de Guiers ñu bëri ne da nga jantal. xale jigéen ñoo ko wax. waaw xanaa di leen wax merci beaucoup kontaan naa ci seen. mais da nga leen di xool nga wax leen ko. merci beaucoup kontaan naa ci yéen ci wax bu rafet googu noonu. neen da nga jantal da nga boo te ñoom pare nañ pour encaisser la. encaisser la lu ñu lan moo encaisser boobu laa bëgg nga toj. ñëw daagu ci kër gi. daagu ci fa. jaaga may la fit yokku la. bu ñu ñëwee fi dañ fi fekk kenn ci biir kër gi de. kan. baax na boo génn naa la ci présenté kenn. moo yaay ak rakk lañ fiy fekk. waaw baax na. Lac de Guiers amul dara voilà mu nga Lac de Guiers bu ñu si jógee dañ lay laaj juste rek kan mooy say xarit. samay xarit. samay xarit ñu ngi ñii toog ñoom ñooy samay xarit. ana Balla Gaye 2. ok Balla Gaye 2. yow da nga naan ma ca làmb ji wala fan. non mais Balla Gaye 2 da ngeen daan wootante yéen ñaar ay doom. te ba léegi ne démb rek déggante nañ démb. ay xarit ngeen. si sama frère la sama gaan la. benn bakken. wala moo da ngay insister ci loolu. sama frère la kay sama lépp sama doom ndey la xanaa gis nga ko li mu. mais Balla Gaye 2 bu daan bëri da ngeen di ñëw di bootante ka rogantante. léegi bu doon bëre moom. waaw. mais yow la moo tax ma ne la li CNG décidé yoo xamagoo ci dara fu mu ne nii parce que yooyu yëpp dañ ko interdit. ah bon. boo ko defee dinañ la aj 6 mois ak amende. te defoon nañ ko fi muul. moo tax kon loolu léegi. moo tax loolu amatul boo fa tey bu Balla doon bëri. man bu ma demee. dañ may aj 6 mois boole ci amende xaalis
ah d'accord. moo tax loolu mënatul am. léegi loolu mënatul am. waaw parce que léegi nag moom bu fekkee préciser ko parce que sama zange ak ñeneen yi nga xamante ni peut-être. si loolu moom noonu. bu fekkee il faut que ñu leeral leen ba mu leer. bu fekkee ay open press ak yooyu. yooyu mën nañ ñëw loolu du dara. parce que loolu mais ca làmb ji moom bu ma doon bëri moom mu ñëw. dañ ko aj 6 mois. dañ ko aj 6 mois teg ci amande. bu fekkee man la. ezalika noonu la tamit. Lac pour ñu terminer rek ci benn côté sa combat autorité yi jàppale nañ la wala jàppale wuñ la. Alioune Sall jàppale ma. Alioune Sall maire bu Guédiawaye. waaw dama koy sant bu baax a baax a baax Alioune Sall. parce que li ma jox sama yaay booy. xam nga la lépp. yegsi na ci jàmm. waaw. léegi bu weesoo loolu tey nan ngay remercier ñoo xamante ne nii yaakaar nga ne ñii nii ci sa àdduna ñoom def nañ ci pàcc bu rëy. comprendre ma li wax. maanaam ci sa combat ak ci sa dund ñi nga xam ne ñu ngi lay jàppale boo amee combat taxawu la. waa ñii dama leen sant bu baax a baax parce que man aw ma seen fay tey ñu jëm ci bés yi rëy nga bàyyi sa yitte yëpp. tout yitte yëpp. xam nga la donc ñooñu dama leen di sant. dañuy dugg ci àll bi. dem def lu nekk. ndax la déggee numéro 2. kon donc ñooñu aw ma seen fay. am ñoo xamante dañoo téye seen kurus di ma ñaanal te mosuma leen teg bët mosuma leen gis xaw ma ci lu ñu nekk mosuma leen a gis ñooñu ñëpp dama leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. di nuyu autorités yi nekk Géejawaay gi yëpp. autorités yi nekk Géejawaay gi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ma cité la. maa ngi Aliou Sall. maire Aïda Sow Diawara. Nene Tall. Mam Boy Diaw. sama tonton bu baax. yaa ngi lay jox liste de naan la defal nuyoo mbër. yaa ngi dégg. mën nga jël aussi sa liste bi ñu la jox. Mam Boy Diaw. Mam Boy Diaw. man ñii ñëpp jàpp naa leen. Mam Boy Diaw. yaa ngi dégg ñu dem ci Boukazali gis ngeen Boukazali nu mel ci combat bi. Boukazali. ñoom ñëpp. Nene Tall. xam la autorité Géejawaay gi yëpp. Malick Sène moom. kooku moom sama papa la. sama papa la sama lépp la. parce que dafa am lu tax ma waxu ko. dafa nekk ni nga xamante ne ñëpp la. Tons moom. Tonsu Lac de Guiers numéro 2 la. waaw Alaaji Guèye. aw ma fayam. yàlla na ko yàlla fay xolam. maa ngi sant nag Ngañ Demba. Mbay si Mama Ndey Fall. Laat Diop moom. combat bi dafa yëkkati xaalis bu bëri. jox ma maa ngi sant waa Ikri Gueye maa ngi sant waa Ikri Waalo. Ikri Waalo. tonton Jules Gueye moom France la nekk maa ngi koy sant di ko gërëm. d'accord. di nuyu waa Ikri Waalo gi yëpp sama boy yi nga xam ne ñoom laay àndal. lu mel ni Ino Lac de Guiers Junior Ndiaye mooy Ndiasse sama doom day. ñëpp di gërëmaale aussi Walf TV mi la may occasion. faa nga gërëm Walf TV. non Walf bi naa ko gërëm Walf TV moom naa ko gërëm. mais Géejawaay gi. maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax. d'accord. parce que sonn nañ ci combat bi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen masalu coono. jërëjëf d'accord. waaw. d'accord di nuyu waa Walf TV. di leen ñaanal bu baax a baax yàlla defal leen jàmm. yokkal leen xéwal gu baree bari ci barki Seydina Mohamed. di nuyu kilifa ga. xam nga la maa ngi koy ziar bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla guddal fanam. kaa fo mbandi ngol anankam mooy laal. aldi maa fele côté ata fasila kal daani duwala aketa ñaawoo ñaa mbaal daano lo duwala Casamance bee si aussi bépp xeet si aussi mbaal daano aliye duwa ka fanfan caajaay ñëpp bàyyiwuma kenn tonton Mbaye Diouf Dia maa ngi lay sant bu baax a baax ak Omar Omar Youm. voilà jeex na tàkk mënuñoo quand même tàggu yëpp ñëpp mais képp koo xamante ni Lac de Guiers 2 rek jàpp nga ci combat am yaakaar naa ni gërëm na la bu baax a baax sant la ñuy gërëm bu baax a baax itamit ñu jàppoon ci émission bi yëpp ba mu daal di yemb di gërëm Lac de Guiers 2 mi nga xam ne ni may nañu quand même ñu daal di ñëw ci këram saafonte moom waxtaan ak moom li nga xamante ni mooy ay di njàmbat nekkoon combat bi doxoon ci diggante mag Modou Lo et je pense que mbokk téléspectateurs yi ngeen ñuy seetaan ak sunu mbokk auditeurs yi à travers Walf FM ñuy déglu xam nañ tey lan moo nekk ci ginnaaw combat bi ak lan moo nekkoon ci xolu kile di Lac de Guiers 2 et je pense que yuppil na leen ko ba ku ci nekk xam fi nga xam ne ni foofu la daal di taxawee ñuy gërëm bu baax a baax équipe technique bi nga xam ne ni ñoo jàpp ci émission bi mu daal di yem ci réalisation bi kile nga xam ne moom moo di Papis Mbaye la woon feggoo ceeg topp di gërëm bu baax a baax kile nga xam te ni moom moo di
Demba Podor moom nekkoon ci montage beeg yi ni mel di gërëm Moustapha Diop ak Modou Diouf ci coordination beeg yi ni mel Oustaz Assane Diouf di gërëm aussi équipe bi yëpp Walfadjri yi nga xam ne ñoo nekkoon sama ginnaaw